Maodo Faye. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu ñii ñoom alxames ji dañuy génn ci biir mbedd yi tey jii Manko Nomba la tudd dëkk boobule ña fa dëkk ci Sédhiou wax nañu ne daal ñoom dañ leen a ber te tamit dañ leen a maanaam daal bot di daal ci yu bëree bëri ndax dëkk yi nga xamante tam moom moo leen wër ak yu demee noonu rawat nag cas bi nga xam ne moo di coronavirus boo xam ne dafa daal di feeñ ci gox yooyu le askan wa nag daal di sakk nag yoon wa coow li na kur Moussa Dramé. askan yu yeewu ci Manko Nomba dañoo xëy alxames bi baare tali bi dox diggante Sédhiou ak it Kolda mu am ci ay bant yu ñu jël baare tali bi ak it yenn pneu yoo xam ne dañ ko ci taal ñuy sukkandikoo ci kàddu yi maire commune Oudoukar di Sankhoum Sagna nee na it am na xeetu bot di boo xam ne di joxoñ bu ñu leen di def saa su nekk rawat na dëkkaan yoo xam ne ñoo leen wër ba tax na tey jii nag mu am ci jafe-jafe yu tar yu ñu leen di indi fu ñu dem ci dëkk yooyu léegi dañ leen ci gàntal duñu nangu ñu dugg seen i dëkk boobule wala bokk ñenn ñoo xam ne sax ñoo di jaaykat yi nangutuñ leen jaay dara tax na it ba tey jii ñi dal di xëy baare tali bi leen fi lek ñu dal di indi tekkaare ci yoon boobule dañ ci teewlu Sankhoum Sagna mi nekk maire Oudoukar. tey suba teel population Manko Nomba génn nañu ñu baare route nationale bi côté Sédhiou bi ak côté Kolda parce que lu tax ñu def ko village yi ñuy jegee ñu mel ni Oudoukar Marandan même commune Dianawalari bu ñu la xamee dañu la bay nga dem doo traverser ces communes ñoom ban pouvoir la ñu am ba tere nit yi jaar ci kaw route nationale ñu ne bu dee nit ñi tere nañu ñu jaar ci route nationale ñun tam dañuy tere képp kuy romb suñu dëkk. ci wàllu matukaay ak kaaraange Sankhoum Sagna yokku na ci ne dëkkuwaay yoo xam ne fa lañ nemmeekoon wopp bi leen ñoom ñëpp dañ leen ber mettre leen en quarantaine waaye tamit poste santé boo xam ne moo nekk ci barab boobu lay kenn duggatu ci génn ba tax na tey jii la it nee na it amul dara moo tax ñi leen di war a joxañ baaram tuuma gendarme yi nekk ci brigade Sédhiou dem nañ nemmeeku lu ni mel dal di ci indi tekkaare waaye tamit ñu bari nag di yëkkati kàddu di soññ kenn ku nekk ñi dal di am xettalante ak it ndimbalante waaye tamit ñi bàyyi xel ci tërërin ak matukaay yoo xam ne moom la ñuy diggee ñi fayet kenn ku nekk bàyyi ci xel ngir mbas mi la it bañ a law ki doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé tey jii gannaaw ba nga xamee ne di kat na natt li nga xam ne moom moo di lim bi ci tawat ji di coronavirus bi junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci ay test yoo xam ne jot nañ ko def juróom fukk ak benn yoo xam ne wax nañu ne daal dañoo gàddu doomu jàngoro ji fukk ak benn yoo xam ne itam daanaka ak wàllante la tey tamit boo seetloo ci loolu le mbaaw am na ci itam ak tamit Maris Touba ak tamit Mbacké mu nekk nag mbir moo xam ne mii ki nga xam ne moo di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye dikkaat na ci ñu déglu ko. ci bésu tey bii di alxames di fanweeri fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat yii ci examen virologique yi ci junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak benn dellu si nañu am doomu jàngoro ji yooyu nag ñu ngi tëddee nii ñeent fukk moom la ñuy wax contact yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñoo leen di saytu fukk ak benn moom la ñuy wax transmission communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi benn ca Mbao benn ca Maris juróom-ñett ca Touba Mbacké benn ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent biñ leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom wër nañu ñu ngay jógee ci bëju forikaay yi ñuy wax dalal jàmm juróom-ñaar wër nañ fa Touba juróom Ziguinchor ñett Fann 3 ñett Diamniadio benn ñaari cas grave ñu ngi ba tey suñu service réanimation yi ca hôpital principal ak ci hôpital Fann ñi nga xam ne ñoo fa tëdd des fa seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ba mbas mi ñuy wax Covid 19 duggee ci suñu réew ba léegi am nañu juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent wër nañu juróom-ñeent génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñu dese tey ci ñu ñuy faj juróom téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ñu gën a topp digtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee kenn du am doomu jàngoro ji du ñu ko wàllante mbas bi ñu naan Covid 19 génn ba faw ci suñu réew bii tudd Sénégal. juróom-ñetti cas yoo xam ni wàllante la communautaire lañ wax ne moom lañu moo am ca Touba ak yeneen juróom-ñaar yoo xam tam ci contact la yoo xam ne ñu ngi leen doon topp nag waaye nag ubbiwaat nañ marché yooyu lée gannaaw ba nga xamee ne juróom-benn fan a ngi ni ñu tëjoon ko tuuti sëy
Touba ci alxames yi fukki cas positif ak juróom la am juróom-ñaari nekk ay cas contact juróom-ñett yi nekk ay cas communautaire bu dee ci Mbàkke benn cas communautaire lañ fi enregistré mu nekk ay cas communautaire yoo xam ni ñi ngi tàmbali waat di feeñ fi nga xam ni mooy Touba ci jamono yi nga xamee ni nag ubbi nañ lii di marché yi nga xam ni tëjoon na daanaka lu tolloo ko ay bés bu dee nag lu jëm ci wàllu mesure barrière yi nemmeeku nañ ni askan bi ñi ngi gën a farataal li nga xam ni moom mooy takkum masque yi te it ci bërëb yi nga xam ni dañ fay faral di gis mbooloo ñi nga xam ni ñoom ñooy responsable yi dañuy jël matuwaay yi war yëpp ba képp ku fay dem li nga xam ni moom mooy hygiène des mains nga di ko sàmmonte ak moom waaye tamit takk li nga xam ni moom mooy masque. Touba nga xam ni bis mu nekk dañuy nemmeeku ay cas positif moo xam contact la wala communautaire ñaari centre traitement ñoom ñoo fi nekk waaye ki nga xam ni mooy directeur hôpital Matlaboul Fawzeyni di xamle ni beneen ñetteelu centre moom ci jamono yu néew dinañ tàmbali di fa dalal ay malade moom mooy bâtiment bu yees bi nga xam ni moom la ñu tabax ci biir hôpital bi nee na nag dinañ ci def ay yenn réaménagement ngir it mën koo jagleel fànn boobu ñu jàpp ni ci biir Touba am na juróomi patient yoo xam ni wér nañ ci bëccëgu tey bii tuuti say Mbàkke Sud FM. tuuti ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu dem ba Tamba foofu am na fa ñeent ñu yees ñoo xam ni tey jii wopp joojulee dal na leen ñoom ñëpp nag dam nekk ca département bu Goudiri Tamba toll na ci juróom-benn fukki nit ak ñett yoo xam ne ay kaala yu nekk foofu la fukki ak benn ñoom ñoo wér juróom fukk ak ñett ba léegi ñu ngi ci waa kër docteur Boubacar Tamba. ginnaaw ñetti fan yi ñu toog suñu borom def amuloon benn cas Covid-19 buñ nemmeeku fii ci diwaanu Tambacounda xayma nañu nag alxamis gi ñeenti cas yu bees lépp ca Fetteñebe ca diwaanu Goudiri juróom benn fukk ak ñaari kontaku ka njëkk am mbir mi fii ci biir commune Tambacounda ci boppam daanaka résultat yi wane nañu ni ameewuñu doomu jàngoro bi fii ci diwaanu Tambacounda lim bi toll na ci juróom benn fukk ak ñetti malade fukk ak benn wér nañu juróom fukk ak ñaar yi ñoo nekk di faju ci wàllu moomee sax kii di gouverneuru diwaan bi mu àndoon ceek médecin chef de région beek président conseil départemental bu Tambacounda ak directrice hôpital ba am nañ saafara ci barab bañ leen di faje nga xamante ni dañ doon ragal la fa ne ci lal daal di tuuti xibaar yi tukkee ci waa kër docteur biral nañ ni am na sax yeneen pexe yuñ ci nas fii ñu toll ni tembe lañ jàpp ni moo xaw a doon tuuti jafe-jafe mooy anam yu ñuy sayto li nga xamante ni mooy mbirum déchets médicaux yi Boubacar Tamba doon tey jokko fii ci Tambacounda xaju Sud FM. Boubacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju yi tamit ci fii nu toll nii Kaolack moom juróomi cas yoo xam ni am nañ foofule ñett ña nag ñoom ñu ngi leen di faj fii ñu toll nii daal ndax ñoom ay contact la ñu amoon waaye nag bu ñu xaymaa lépp ca foofee moom di ca Kaolack téeméer ak ñeent fukk yoo xam ni wax nañu ne dañ leen a ber yóbbu leen quarantaine ber leen Kaolack nag fii nu toll nii ñeen ñi itam war di man di respecté am na ci ñooñ wekk rek lépp loo xam ne aju na ci aaru gi Awa Thiaw. diwaan bu Kaolack day amaatul daanaka cas bu ñu confirmé bu coronavirus ci alxames bi juróom-ñeenti test yi nga xamee ni si ñoom ñoo desoon day ñoom ñëpp bi ñu dellusee dañoo négatif kon nag li ñu jàpp moo di ñaari premier cas confirmé yi nga xamee ni si moom moo nekk commerçant bu cekkeen bi nekk ci département bu Nioro ak agent bi nga xamee ni si moo nekk ci banque bi te de Cachlem Bongré ñoom ñaar jamono yi ñu ngi leen di faj fi nga xam ne moo nekk hôpital Dalal Jàmm bu Ndakaaru wante nag ñetti contact yi nga xamee ni si ñoom ci seen bopp wàlloon nañ leen de jamono ji ñi ngi leen di faj ci centre de traitement bi nga xamee ni si moom la ñu aménagé ci service des maladies infectieuses bu hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack kon nag ba tey jii ñuy wax ak yéen diwaanu Kaolack daanaka day juróomi cas confirmé yu Covid-19 la am wante wër bi nga xamee ni si moom lañ doon wër de personne contact yi moom yokku na am nañ ñaar fukk ak juróom yoo xamee ni si yu bees lañ ci commune bu Kaolack ak yeneen juróom-ñett yoo xamee ni si ci commune bu Daaru Salaam Nioro la ñu jóge loolu nag indi fanweer ak ñetti contact yu bees yoo xamee ni si ñoom ñëpp day ñi ngi leen yóbbu ci yenn auberge yi nga xamee ni si ñoom ñoo nekk ci commune bu Kaolack denc leen fa prélèvement yi nag danañ ko def ci bëccëgu tey bi su ko defee kat ñu yónnee ko ngir ñu tester leen loolu nag yokk na daanaka ñi nga xamee ni si ñoo nekk contact yi seenub lim tollu léegi ci téeméer ak ñeent fukk ci biir diwaan bi seeni résultat nag ñi ngi koy xaarandi su ko defee ñu am ci loo xamee ni si moom moo ñu leer waaye nag li ñu seetlu moo di càggante gi nga xamee ni si amoon na ci askan wi daanaka day léegi ragal moom moo ko uutu ci biir commune bi
waaye nag càggante gi nga xamee ne si seetlu woon nañ ko dey léegi ragal moom moo ko wuutu ci biir commune bu Kaolack ndaxte askan wi léegi képp kuy génn rek di nga daal di takk sa masque ngir dem doxe ji say soxla. moto taxi jakarta yi ak it taxi yi wàññeeku nañ bu baax a baax itam fi nga xamee ne si moom moo nekk tali bi loolu nag tax na dem bég dëkk bi yomb lool. ci marché central bu Kaolack day buuxante daanaka amatu fa am na sax yenn commerçant yoo xamee ne si dañoo tëj rek seeni boutique. Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. li tolloog juróom-ñeent ak fanweer ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne yi moom lañu wax ne ay cas yu ñu wax ne am na téeméeri ak juróom-ñeent yépp boo ko seetloo daanaka ci wàllante bi la ci mbedd mi te kenn du xam ki leen ko wàllu loolee mu nekk nag mbir moo xam ne bi dafa mel ne nit ñi bàyyi wuñu xel jafe-jafe yooyu la ak li mu mën a wundu sociologue bi di Ali Khoudia Diaw ne doon te sax kaddu yooyu ne toog leen seen kër wax nañ ko waaye nag war nañoo wax itam ci loolee nga xam ne moo di contact yooyee la muy jur ñu déglu ko ci téléphone El Hadj Malick Ndiaye. waaw xam nga cas communautaire déjà li tax ñu war ko ragal et que surtout li tax mu dangereux dafay loo xam ne dafa bokk ci suñu culture ci ñun la bokk boo ne cas importé bitim réew la jógee et cetera mais cas communautaire moom ça veut dire que affaire bi mi ngi ci ñun li tax mu nekk ci ñun nag c'est parce que dès le départ su fekkoon ne dañu respecté prescription ak les gestes barrières bi yi ñu wax kon je pense que cas communautaire yi pour buy am par benn lay doon par ñaar mais au bout de 14 jours de confinement mu jeex mais c'est parce que en réalité sénégalais yi respecté wuñ mesures yi état bi jëloon loolu c'est typiquement sénégalais autorité bi day wax lii yow nga yaakaar ne bokkoo ci sa yoon nekku ci wala nga yaakaar ne mën nga def ay njuuj njaaj waxtu ba rëcc parce que li ngay négliger semaine bee ñu tere la nga bañ ñu aaye la nga ne je m'en fous ñu ne la bul voyage ngay làqatu yooyu yëpp ngay négliger après comportement boobu nga xam ne c'est un comportement irresponsable comportement boobu moo lay rattraper une semaine après 14 jours après parce que virus bi niveau de contamination bi durée de contamination wala durée d'incubation bi 14 jours la donc moo tax tey boo amee benn cas communautaire jàppal ne kooku presque wàll na 50 personnes loolu moo tax cas communautaire bi grave léegi nag il faut que ñun ci suñuy démarche loolu lépp dañ ko waroon expliquer Sénégalais yi ne leen cas communautaire dafa nekk mbir moo xam ne dafa lay rattraper loo def tey du la ko baal di nga ko jiitu mais après moom dina la dab rattraper la donc loolu moo tax cas communautaire yi difficile léegi nag li ñu wax li koy mën a faj mooy peut-être ñu arrêter déplacement yi je pense que nañu essayer méthode boobu parce que affaire bi aussi yàggul donc ñu xool yan résultat la ñuy am mais daal cas communautaire li tax mu graaw mooy benn cas communautaire boo gis mën nga retracer ci ginnaaw plus de 50 personnes te loolu c'est extrêmement difficile te loolu mooy indi ëllëg problème yi loolu mooy indi ëllëg système bi dem ba dépassé wu parce que maladie bi bu demee ba dépassé système bi ça veut dire que là c'est fini moom dootuñ ko mën a rattraper wala on va le faire difficilement. kooku di Ali Khoudia Diaw des na ko dalal sax ci catal xabaar yi xeex bi ñuy xeex tawat ji Covid 19 ba léegi daal mbootaay yi nekk ci yenn quartier yi ci gouvernement bi tamit kilifa yi gouvernement bi. dem nañ ci daal ngir sóobu ci ngir génnee nag masque yi joxe ci def campagne bu ñaax askan wi luy tolloog 2 junniy kër yoo xam ne mii ci commune bu mel ne Sicap ak yooyu nga xam ne moo ko wër ñu ko fay joxe kii di Sahara Iyane Thiam di ministre bi ñu dénk lépp loo xam ne aju na ci wàllu microfinance jokkoo ci ak Ndeye Mariam Ndiaye. feebar bi jàpp nañ ne à plusieurs niveaux lañ ko war a faj war nañ ko faj ci wàllu kër docteur mais war nañ ko faj également ci wàllu stratégie yooyu nag moo tax ñun en tant que citoyen dëkk commune Sicap Liberté ñu taxaw ne nañu fexe ba commune bi nit ñëpp am masque loolu nag ñu tey ñi ngi xayma ñi ngi dinañu dawal sensibilisation boobu ci ñetti fan tey dinañ def Liberté 1 Liberté 2 Liberté 3 bu ñu xaymaa ñetti quartier yooyu toll na daanaka ci 2000 maisons wala 2000 maisons ak lu topp mais kër gu ne ci 2000 maisons yooyu fas yéene nañ la jox ñetti masque su ko defee li ci ëpp solo boo yoree masque bi aussi mooy nga takk ko mais nga takk ko ni mu waree ndax yor masque teg ko ci sa sikkim wala nga teg ko ci sa bopp loolu yor masque la waaye takkoo masque donc dinañ gën a ñaax askan wi aussi ci masque yi ñu takk ko nga xam ne day tàmbalee ci bakken bi ba muur ko ba ñëw muur sikkim bi mu téye kanam gi bu baax loolu mooy takk masque am na aussi yeneen xeetu image ak yeneen xeetu
xeetu publi reportage yoo xam ne kilifa leader d'opinion yi ci gox bi moo xam bàjjanu gox yi la moo xam ASC yi la moo xam association yeeg mouvement yi la ñoom ñëpp wax nañ leen defal nañ leen publi reportage boo xam ne ñi ngi ñaax askan wi ci aussi ñu moytandiku lépp loo xam ne mooy geste barrière yi ministère de la santé wax dañu jàpp ne kenn ku ne bu defee noonu koñam def ko ci quartier am def ko ci commune am def ko ci village am def ko ci arrondissement am wala département am forcément dinañu gën a mën a xeex lii nga xam ne mooy contamination communautaire bi. li aju ci wàllu ñuy defar masque yi tailleur yu bari sóobu nañ ci rawat nag xeet bi nga xam ne mu ànd ak ndima yi maanaam tissu yi loolu daanaka liñ ciy liggéey takkoon na lool ci jamono yi nu toll am na sax tailleur yoo xam ne ci koor gi ñoom loolee la ñuy bëgg daal commande yi daal di mat ndax masque yi kat léegi ñu bari ci tissu yi lañ koy defaree Aïssatou Gueye Ba. masque yoo xam ne fii ci Sénégal lañ koy defaree nga xam ne mën na rek sàmm askan wi ci mbas mi di Covid-19 mu nekk nag ab doxalin boo xam ne tailleur Sénégal yi daanaka moom lañ def seen liggéey waaye ndax nu ñi defaree masque yooyee jaar na yoon mu nekk nag ab laaj boo xam ne xëy na tontu bi dinañ ko am fii ci biir l'atelier bi. daanaka ñoom ñi dénk nañu sax li nga xam ne mooy méthode prévention yi ñuy utiliser. waaw ndax bala ñu koy ñëw dañuy dem raxasu ak audition ba pare laal seen nettoyer table ba pare doo ko ñëw bu ñëwee ba pare di commande su pare pompe bi nga yor nii moom la yor moom la koy vacciné waat moom mooy jëndi tissu ñun moom ñëw lañ dem ci xaalis à peu près daal ñun benn 300 lañ ko koy ñëwale. kii di ab beneen tailleur boo xam ne moom tamit day rek defar ay masque waaye mu ñuy xamal ne moom tissu bi muy tànn pour liggéeyee dafa xoolaat bu baax balaa moo defar masque yi. non xam nga booy defar masque di nga xool qualité tissu yi nga koy defaree. tissu yi moom boo ko defaree boo ko takkee du lay indi loraange di ko mën. mbas mi di Covid-19 daal di rek ànd ak weeru koor mu nekk nag ab weer boo xamante ne daanaka nit ñu bari dañuy daw rek ci l'atelier pour rek mën a am seen yërub korité waaye mu mel ni yëf yi xaw na changé. journée bi daal boo xoolee benn ñëw ngay ñëw wàcc à part max yi ngay ñëw journée bi benn ñëw ngay ñëw wàcc corona bi nga waral kay fi dolli ñu dool moo occupé lépp yàq liggéey ñëpp. ay tailleur yoo xam ne jamono ji ci weeru koor dañ doon rek feesal seeni poche waaye mu mel ni nag yëf yi changé na bu baax nañ doon liggéeyee ak léegi bokkatul ay masque lañuy rek defar ab doxalin boo xam ne li ko andi mooy mbas mi di Covid-19 nga xam ne mi ngi wéy di law. ci diwaanu Ziguinchor bu ñu fa demee syndicat bi nekk ci wàllu njàngale mi foofu ne ñu ànd nañ naam ci li gouvernement bi wax ñu dàq gàpp bi ñaari fan ci weer wala nga xam ne moo di weeru juin waaye nag ñoom li ñu ci ragal mooy jamono yi wala taw bi ndax gox yooyu ni muy mel te dañoo bëgg nag ñoom itam seen ndongo yi féete Casamance am chance bu mel ne ñeneen ñi ci des Ben Michel Kanfoudi kon daañ ci dikkaat léegi gannaaw ba nga xamee ne gouvernement bi ñu baamtuwaat ko dañoo wax ne fii nu toll ni ñoom dañuy dàq rek ubbite gi wala ban delluwaat ci école yi sax la ñuy wax ne ubbi woon nañ ba noppi ñaari fan ci weeru juin gannaaw ba nga xamee ne corona bi jaar na fi waaye nag njàngalekat yi nekk Casamance ak li ko war ñoom nee ñu kay waaye nag jamono yooyu day wala taw bi mën naa am ay jafe-jafe Ben Michel Kanfoudi. syndicat d'enseignants yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ànd nañu bu baax a baax ci ndogal bi nguur gi jël ngir toxal reprise njàng mi Honoré Manga nekk enseignant ci lycée Djignabo bu bokk ci bureau national bu SAEMS di ko rafetlu. ñu ngi rafetlu décision bi parce que ñun dañoo amoon tiitange yaakaaroon ne gouvernement bi day forcer pour ni ñuy mun a dem jàng à partir du 4 mai. mais heureusement. Moussa Sakho di njiitu CELS authentique fii ci Ziguinchor naka noonu itam la ko gisee. ñu ngi koy apprécier de façon très positive par rapport à la situation actuelle du pays parce que c'est une décision bu nga xam ne dafa basé wu en tout cas par rapport à l'avis médical. waaye nag nawet bi nga xamante ni dafay teel a yegsi fii ci diwaan bi nag moo nar a indi jeexi jaaxa yi bu nu sukkandikoo ci Honoré Manga bu SAEMS moom la nag di laaj nguur gi ay mesures d'accompagnement. région yi nga xam ne. taw bi day bëri lool te région yooyu établissement yu nekk yu bëri dañoo nekk ci ay abri provisoire ay sàkket lañu leen di defaree maanaam mooy élèves yi bu tawee duñu mun a dem jàngale ji kon dañoo yaakaar ne gouvernement bi dafa nar a jël ay mesures ñu nga xam ne day mun a tax élèves yooyu
ñu mun a jàng normalement comme seen yeneen morom yi. Moussa Sakho bu Sels Authentique yokk ci di joxe solution yi nga xamante ni nee na buñ ko doxalee dina am lu tane. suñu bëggee école de qualité suñu bëggee am des résultats yu baax yu nga xam ne kenn fabriqué wu ko kenn laam-laamee ko mooy année scolaire bi mënuñu ko dugal ci biir nawet bi lu gën a wóor mooy nga jàngal xale yi ba mois de juillet nga libéré leen octobre nga ñu terminer année scolaire bi. boo ko terminé ñu def composition fin novembre début décembre deuxième quinzaine décembre ñu def examen yi comme ça janvier année scolaire bu bees bi ñu mën a démarrer. syndicat d'enseignants yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor nag nee nañu faaw mesure d'accompagnement am fii ci diwaan bi li ni mel rek moo mën a tax ba ndongo yi nekk fii ci diwaan bi mën a am ay chance comme seen yeneen naataangoo yi nekk ci yeneen diwaan yi. ki doon jokk ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. ci yeneen ni ci ubbite gi nag ñi nga xam ñoo di way juru ndongo yi ñoom ne ñu ngi dalal xel yi ndax nee na lenn lu ne ñu ngi koy waxtaane ak gox bu nekk la fa war a mën a ne di xool daal donte sax ñu ngi ci waxtaan ak kilifa yi Abdoulaye Fane moo ci jokko ak Babacar Samb. kenn mënul wax ne mën na nekk kenn mënul wax ne mënul nekk ndaxte li ko waral moom mooy jàngoro ji nga xam ne ñi moom moo dugg ci réew mi te mu lëmbal àddina bi tant que fexewuñu ba fànq ko dina jafe waaye nag am réew bu fekkee ne da nga koy jiite aussi il faudrait que yéen yi nga xam ne yéen lañu jox ngeen war di mën a dogal ngeen laajte xool askan wi maanaam société civile bi comme nañ koy waxee ak syndicat yi yépp surtout si wàllu éducation nan la ñu war a mën a def matukaay yooyu nag ministère bi mu ngi ci wax dëgg yàlla ndaxte ñun woon nañu laaj nañ ñu suñu xalaat comme ni ñu woowee syndicat d'enseignants yi ak société civile bi yépp donc am na ay maanaam ay propositions yi ñu def maanaam li ñu naan si tubaab ay cas de figure bu situation bi jeexee lan la ñuy def ak yooyu yëpp ñu ngi ci mais ñëpp xam na yoon nañ la ñeenti fan ci weeru mai bi école du ubbi waaye nag composé nañ acte bi après ñoom nee nañu ñaari fan ci weeru juin la dara waxuñu ne dana ubbi waaye am na ay matukaay yu ñu jël te ñun li ñu proposé woon ñun UNAPES mooy bu fekkee ne yàlla dimbali nañu ba école bi ubbi mu doon comme ni ñu koy waxee ci tubaab une ouverture progressive maanaam classe yi nga xam ne dañu nekk ci wàllu examen muy troisième yi ak CM2 yi ak terminale yi ñoom ñu jiitu bu ko defee dina mën a fexe sax ba jegeente bi dal di wàññeeku ci classe yi ak yeneen dispositions yi dañ koy jël pour que vraiment njàngale mi dal di commencer léegi nag bu ñu demee ba sa kanam yeneen classe yi nga xam ne newuñu ci examen dal di continuer donc daal pour wax ne rek ñu ngi ci mbir mi ñu ngi koy xalaat waaye li ñu gënaloon moom mooy ministère de l'éducation aussi muy man di communiquer ci rajo yeeg télé yeeg rajo communautaire yeeg réseaux sociaux yeeg yépp di bind parce que yaa ngi fàttaliku fan yi rek am na benn communiqué bu génn boo xam ne dañ ko falsifié te loolu day indi ay jaaxal ci waajur yi parce que benn parent d'élève du dal di jël responsabilité temps yi ak situation bi ni mu demee di jël doomam ko bàyyi muy dem di jàngi te ñun UNAPES ñun recommandé wuñu ko kenn. ci wàllu élèves yi nga xam tam ñoo nekk ci classe d'examen yi ñoom maanaam daal ñu nekk ci jogante yi ñaari fan ci weeru juin lay doon njàng mu kawe mi nag moom dañ leen wax leen bàyyi daal diggante ñaari fan ba fukki fan ak ñeent ci weeru juin ñu xool nu ñuy lijjantee mbir yooyu lee ànd nañ ci naam waaye nag ñoom jàngalekat yi nekk ci kaw bi dañ ci kawe gi njàng mu kawe mi dañ ne kët fokk rek li gën mooy ñu fexe ba dànk tawat ji ba noppi looloo gën a wóor Malick Fall secrétaire général bu SAES waxtaan ci ak Mame Diarra Da Silva. waaw xam nga ñun dañuy rafetlu rek di président de la République wax ndax dafa ni ñi nga xam ne mooy instance pédagogique bi wax na leen nañu réfléchir pour xool nan la ñuy def ba entre le 2 juin et le 14 juin ñu mën a reprendre donc les enseignements donc la balle est maintenant ci yaakaar naa ni ñu ngi ci loxo instance pédagogique yi ñoom dinañu daje seen biir dinañu waxtaan te dinañu xool fii ak booba lu bari mën na ci xew ndax am nañu yaakaar ni mesures yi nga xam ne ñoo ngi koy jël pour wàññi transmission communautaire bi fekk ni suñu ko mënul annuler am nañu yaakaar ni mesures yooyu dana jur ay njariñ et que buñ ci eggee ci fileeg boobu waxtaan dina jug ci jigéen ci ñi ko seq te am nañu yaakaar ni bu ñu waxtaanee danañ am solution mais li am solo pour ñun mooy fi mu ne nii la ñu fexe rek ba li ñuy wax transmission des cas communautaires ñu fexe ba wàññi ko buñ ko mënul annuler et loolu buñ ko réglé ba pare je pense que li ci des yëpp scénario yëpp wala scénario yëpp mën nañ ko envisager ndax dañuy commencer ndoo ñëpp ñëwandoo jàng wala dañ koy def de façon graduelle yooyu yëpp ay waxtaan la yoo xam ne instance pédagogique dinañ ci waxtaan te am nañ yaakaar ne bu ñu waxtaanee dinañ ci trouver solution. waa 1er mai waa feet gi ñu koy feete suba dafa nekk nag ci jamono yi nga xamee ne
dafa ànd ak Covid 19 bi moo tax daal xam naa ne àddina bi yëpp koy yëgandoo te tamit man waaye nag du tee itam liggéeykat yi ñoom da xaw a xalaat daal ci seen ay mbir ak li nga xam ne dafa leen di yitteel itam ndax da ci am solo lool loolu la ñu wax rawatina ñu nekk fële ca poste ba tax na kii di Ahmed Diouf mi secrétaire général syndicat national bi liggéey ci waa poste jokkoo na ak Mame Diarra Da Silva. premier mais ni ma la ko waxee nii rek xam nga den dafa ñëw ci benn contexte bu xaw a particulier boo xam ne yemul sax ci Sénégal mais dafa dem ba ci àdduna bi yëpp donc dafa jaxase liggéey bi ñun yëpp doon entamé mais premier mais diñ ko daan féetee daan nañ dajaloo entre travailleurs après wax suñu ay revendication suñu ay ñaxtu donc wax ko direction générale bi mais ren dëgg yàlla dañu ne même centrale syndicale yi sax dañu ne fi contexte bi toll fi situation bi toll concentré wu ci feebar bi xeex ak moom en attendant mais syndicat moom toujours mi nga am ay revendication poste nag commencé woon nañ di waxtaan avec direction générale bu bees bi parce que am na plan stratégique de développement boo xamante ne 2019-2021 loon boo xam ne commencé woon nañ ci waxtaan ba avancé woon nañ ci te plan boobu yaakaar nañ bu ñu ko achevé dina nekk njëriñu poste bi parce que dina tax ba poste dem ci beneen ère maanaam li ñu yàgg xaar ci poste développement poste bi parce que am na ci point yu bari yoo xam ne tënk nañ ko ci te yooyu am nañ yaakaar ne buñ ko appliqué poste dina mën a jëmale kër gi kanam quoi waaw plan bi dafa am solo parce que plan boobu si la poste mën a tënku pour que mën a vraiment li ñu koy waxee rek déclenché wu dem ci kanam ndaxte discussion yi direction générale daf ci yaatal dugal ci partenaires sociaux yi pour que lépp leer pour que lépp décision yi ñun ñëpp jëlandoo ko su ko defee poste bi mën a jóge parce que poste xam nga ne comme yàgg nañ ko wax ci premier mai yi agression yi bari na donc concurrence déloyale bi bari na te loolu yëpp tax na ba ñun suñu corps de métier yi nga xamante ne ñun ñoo amoon monopole bi sax ñeneen dugg nañ ci sonal ñu si mais plan bi dañ ko bëgg a def tënk ci ba nga xamante ne même modernisation bi pour que mën a vraiment poste même comme yeneen entreprise de référence yi nga xam ne taxaw nañu ba mën a def face donc à yenn yi nga xam ne moom mooy kiiwu sénégalais yi ak bëgg-bëgg usagers clients yi. Lat Diop mi nga xam ne ci wàllu politique dañ koo tegaat maanaam daal tegaat nañ ko ci bopp LONASE wala boog jox nañ ko LONASE moom ku mu fa wuutu ndax dañuy defaraat wàllu politique ci Guédiawaye wala boog dañ ko delluwaat ak xam ak yelleefam ndax ay jamono di ko nëkkat ci wàllu politique mook Alioune Sall rakku njiitu réew mi doon woon si xubtaal Moussa Thiam. nomination Lat Diop si bopp këru liggéeykaay boobee di LONASE nag daanaka daal indi na mbégte ci ñenn ñi nga xam ni ñoo ngi ca Guédiawaye gannaaw nag ba mu toogee ab diir yëngatuwul la loolee nag tukkee ci li nga xam ni mooy liñ ko wàccee nag moomee bi nga xam ni daa mësi taxaw rek di wone boppam ci kanamu maire bu Guédiawaye di Alioune Sall jamono jee nag ba ñuy te xeer wu njëkk ci BRT bi nag wane ni woon rek ñaar ñooñee dañuy mujj juboo ci kanamu njiitu réew mi gannaaw nag réeroo bu yàgg amoon seen diggante Lat Diop nag moomee dafa créé woon benn dualité rek diggante meeg Alioune Sall ci biir parti bi fii ci département Guédiawaye moomee sax taxawoon na ni daal bopp mairie bi sax boo moytu dana ko jël ndaxte moomee du may dara ki nga xam ni moo di Alioune Sall bi nga xam ni nag politicien la daal di dugal loxoom ci nomination ministre bi di Néné Fatoumata Tall ci bopp département jeunesse bi soxna soosé nga xam ni nag daanaka mook Lat Diop ñoo bokk benn gox bu ñuy militer ñenn ñi sax jàpp ni nomination boobee nag sur le plan politique daal yokkul dara li nga xam ni moo di parti bi ndaxte nag ki nga xam ni moo di Lat Diop daal kenn mënu koo déjjati foofee nga xam ni moo di ci département bu Guédiawaye ñenn ñi sax jàpp ni daal moomee dëggoom ak li nga xam ni moo di engagement am ci biir parti bi ndaxte nag saa su ne moo ngi taxaw di jàmmarloog ñii di opposition bi ba dugal loxo bu baax a baax sax ci li nga xam ni moo di daal li falaat njiitu réew mi ci biir Guédiawaye ak ci yeneen gox am ñuy samp laaj naan ndax dañuy dem ci benn reconfiguration politique wala moomee dañ ko réhabilité maanaam daal di koy dàmpaat waaye ñenn ñi jàpp ni tax ni daal ñenn ñi jàpp ni sax ni daal li nga xam ni moo di daal renforcement Alioune Sall lañ si gën a gis ndaxte élection yi nga xam ni moom la ñu dégmal ñenn ñi di jàpp ni nag dañ ko dàmp ndaxte nag moomee saa su ne day joxe boppam lenn li tamit di tuusu njiitu parti bi nga xam ni moo di Macky Sall boo xam ne daal bëggatul yokku rangu adversaire u Alioune Sall foofee ci biir département bu Guédiawaye ndax élection locale yi ñu dégmal Guédiawaye nag saa su ne ñoo ngi leen di renforcer ci ay nomination wuuteeg bu baax a baax li nga xam ni moo di département de léeg-léeg sax jamono ji sax ñenn ñi ñu ngi siy commencé di ko naqarlu si suuf banlieue dakaroise El Hadj Moussa Thiam pour rajo Sud FM. Sud FM ganu bés bi. kooku di Aliou Khoudia Diaw ki ko dalal di El Hadji Malick ci wàllu Covid 19 bi ñu teewlu.